yi moo teftal ñetti simili ñuy jégalu ci yeex gi tàmbali gi dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Midi Culture. ponk yu ca gën a fës bokk na ca altine talaata jàpp àllarba gi ñu jëm jafe-jafe ndox ku moyul dina am ci mim réew li ko waral mooy ñiy liggéeyee ci SDE daal di fas yéene banque seeni yoxoo di ñaawlu li waral état bi daal di lànk ne du leen jox 15% ci action société bu bees bi war a joxe yor wàllum ndox mi fii ci réew mi. lakk gu metti moo am démb ci guddi ci fi nga xam ne moom mooy usine carton bi ñu duppee La Rochette ba tax sapeur pompier yi daanaka daal laataa ñoo fay lakk ga jafe-jafe yu metti la ñu fa jànkuwanteel daanu fa fekk sunu ndaw la ñu fa teewal jamono yi di Awa Sène. Guy Marius Sagna moom démb def lu rëy ndax jot na egg ca buntu palais présidentiel ginnaaw bañ doon amal ab manifester ngir bëgg ci état bu Sénégal mu deltu ginnaaw ci yokk ak courant bi nga xam ne benn fan ci weeru décembre gi ñu jëm la nu koy amal daañu ca def teewlu ab reportage tey jii ci samedi ji fii ci Almadi ñu fay def ab setal bu mag ngir mën a jëmmal li nga xam ne moom mooy cet gi fii ci diwaan gi commune bu Ngor daal di cay taxaw ngir fexe rek ba cet gi daal di fi fës bu baax daanu ci teewlit ab reportage ginnaaw loolu daañu jàll ci xibaaru biti réew xibaaru tàggat yaram ñaareelu pàcc xibaar yi wàllum aada ak cosaan lay doon dana ca bokk lanuy waxtaane wàllum vax di xeetu tissu boo xam ne ñu bëri ci réew mi dañu koy jëfandikoo taxaw seetlu ca buntu Pikine di bërëb boo xam ne bërëb bu yàgg la ci taarix nataal li gan gi bu ñu noppee ñu buur xibaar yi daal di ñaanalante ki nga xam ne moom mooy Dominique Diouf moo féetee ci xarale gi Papa Ma Jaxate Sarr ci kàddu gi bu ngeen nee saa ñu yaatal. Midi Culture. dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Midi Culture ci rajo King FM 99.4 ak www.kingfm.sn ñu tàmbalee ko ak wàllum ndox mi liggéeykatu SDE yi nag ne lu ko daleek altine gi ñu jëm daanu bank seen yoxo ne diirum ñetti fan ngir rek ñaawlu ak naqarlu li tax état bu Sénégal lankal leen ne du ñu am téeméer boo jël fukk ak juróom ci ay action ci société bi nga xam ne moo war yore lépp lu jëm ci wàllum joxem ndox mi fii ci réew mi ñoom liggéeykatu SDE yi nag ba ndëgëni si nee nañu téeméer boo jël juróom rek lañ yor te nee na loolee duñu ko wannaasu ñu teewlu seen coordonnateur mu di Baba Ngom. ndogal bi ñu jël mooy grève après expiration du préavis mu ngi war a expirer suba à 0h kon ñu ne nag ñu décréter ndax tamit comme samedi ak dimanche nit ñi ñu bàyyi leen bokk au moins ñu mën a root mën a def lu nekk bu defee lundi ñun ñu banque sunu loxo bañ a liggéey pendant 3 jours 72 heures daal la ñu décréter loolu la ñu jëlee ci assemblée générale bi nit ñi loolu la ñu wax ne 72 heures. waaw lan moo tax ngeen ni da ngeen di def grève bu ñetti fan. lu tax nag mooy que ñun amuñu interlocuteur ndax tamit depuis boobu ba léegi ñun ñoo liggéey ci biir nekk ci ndox mi di ko liggéey pour nit ñi pour askan wi ñu laaj nag 15% pour mën a gën a dëgëral suñu taxawaay ci biir mais nag ministre bi moom mu ne am ngeen 5% dinaa leen dolliwaat beneen 1% ñeneen ñi xam ne acteurs yoo xam ne si ñoom ne aussi mu ne la SONES ak LONASE mu ne dañ leen jox 4% loolu la ñu wax ne loolu moo jaaduwul moo tax ñu ne ñun comme ñun depuis 2 ans ñu ngi wut jàmm dem nañu Touba dem nañu Tivaouane dem nañu fu nekk pour wut jàmm waaye nag ki nekk ak ñun bëggul jàmm ñu ne kon nag dañu banque suñuy loxo def grève d'avertissement de source bu ko defee bu réagir baax na su réagir ñun dogu na baneen bay ñëw nag bu boobaa nag ñu gis rek ñu xam ne waa SDE ñu def. kon ki nga xam ne moo di Baba Ngom di coordonnateur liggéeykat yu nekk ca sénégalaise des eaux di SDE ñu daal di wax ci lakk gu metti gi am ni ki démb ci guddi ca usine carton bi ñu duppee La Rochette nekk ca yoonu Tëngéej fa tolloog Caaroy Géej sapeur pompier yi nag daanaka ngir am li nga xam ne moom mooy fay lakk ga daanaka ay jafe-jafe yu metti la ñu mujj jànkoonteel ba mujj kaa fay ni ki tey jii ci suba waaye ba lii fii ñuy àddoog yéen nag la waral lakk googee xamaguñu ko ñàkkul ne daanu ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ak Awa Sène ma nga xam ne moom moo nu fa teewal ni ki démb nag moom ca palais de la République Guy Marius Sagna moo def la nga xam ne benn waay politique daanaka jotu koo def muy fexe ba egg fa ginnaaw ab ñaxtu taxaw doxaanu ñaxtu bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal la waroon nag ña koy amal mooy yokkuteeg njëgu courant gi nga xam ne benn fan ci weeru décembre gi ñu jëm la nu ko war a tàmbali
tàmbale nemmeeku coordonnateur plateforme aar li nu bokk nag daal ñu daal di ko cay teg loxo moom ak ñeneen ñoonte naataangoom Serigne Saliou Seck ma nga fa woon ñu teewlu la fa tukkee. ñu mer ba futu ne li leen metti moo di courant bi nu bëgg a yokk ba tax ñu jaar ci digg tali bi di wutali palais de la république di waaxu ak a daw boole ca di wax naan courant bi dafa cher askan wi sonn na askan bi sonn na courant bi dafa cher. bi nu gënee jege palais takk derrière dogale leen am ca ñu mu teg loxo waaye loolu terewul gaañi di xaacu naan Guy Marius Sagna mi leen jiite woon piliweer bu am mbaxana bi mu soloon moo ko may mu fexe ba dëbb li njaa takk der yi ba ni mu yeggee ca palais de la république daal di jàpp ca giri yi Ababacar Mbaye Sadikh Diémé bokk ci Sénégal notre priorité ne am nañu li nu bëggoon. C'est une manifestation qui a été réussie et on félicite aussi tout le monde ñoo xamante ne jàpp nañu ci combat bi lii musul am leader politique sax musuñu ko am ñun dañoo marche ba dem ba ci gris palais téye gris palais pour manifester suñu mécontentement ci wàllum yokkute électricité bii nii. ca mujjantal ga nag takk derrière mujjee nanoo teg loxo Guy Marius Sagna ak ñenn ci ñoom waaye nag seen naataango yi nee nan duñu dellu gannaaw dudul ni danoo bàyyi seen morom yooyee waaye wàññi njëgul courant bi. Serigne Saliou Seck mi ñu doon nettali mbir moomee nan la daal di xewee fukki simili moo farankulaayu ci midi. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. tey jii ci suba ci samedi gi fii ci Almadi dañu fee tàmbali ab campagne setal ak jëmbataat garab la ñu ca namm nag ñoom waa commune Ngor ñi taxawal gile programme mooy fexe rek ba gunge askan wi ci seetal li nga xam ne moo di seen gox waaye fexe it ba li nga xam ne moom mooy garab yi ñu daal di ko cee jëmbat ngir mu mën a taaral li nga xam ne mooy bërëb bi yokk it li nga xam ne moom mooy ngelaw gu baax li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo fi dëkk wala ñi fi ñëw si ba tax loolee ànd ak li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggu njiitu réew mi Macky Sall fexe ba fépp ci réew mi set ak setal daal di fay wéy ñu teewlu ca Kumba Ba. quartier bu nekk ci Ngor ak Almadi fas nañu yéene setal ko assainir ko ci programme bi ndax set dafa bokk ci liy yombal li des lépp ci liggéey bi maire bu Ngor yokk ci ne Almadi dafay faral di dalal lu bëri ci ay gan yu jóge bitim réew ba tax na cet gi daf fi war a ñoŋ Amadou Gueye. lii ñuy def nii mu nekk la nga xam ne day sax ñu koy def tout le temps parce que quartier yi su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal parce que nag ñun ñoo mën a setal suñu quartier ñun ñoo fi dëkk ñun ñoo fi ne li ñu fi def suñu bopp lañ ko defal may gërëm ñëpp muy waa GFM d'abord dañu yor koñ boo xam ne Almadi dañ ko war a sóor gan ngu ñëw si Sénégal ñu wàccee la suñu koñ bii gon nag suñu koñ bi dafa war a joxe exemple. jigéen ñi ñoom dañu jàpp ni bu ñuy wax set ak assainissement levier lañu ci boo xam ne kenn waru leen bàyyi ginnaaw ma jigéen Ndiaye mooy délégué de quartier bu Almadi Ouest. Almadi zéro déchet moom wax dëgg yàlla foog naa ne avant président de la ko wax sax waroon na ne képp kuy jullit rek wala bu dul jullit sax nga nekk sa kër war nga xalaat ne set mooy lépp commencé set sa biir kër set ci sa buntu kër sot ci sa ci bedd bi ndax suñ mag ñu njëkk ña bu yeewuwaat da ngay jël bale taxaw bale sa buntu kër ba mu set keneen bale buntu kër ba mu set ñu bokk dajee kër yëpp set loolu moo doon setal ci mag ñu njëkk ñi kon nag ñun léegi loolu la ñu bëgg a jël ñu def ñu en collaboration Almadi ak Ngor. mébétu waa Almadi ak commune bu Ngor mooy setal ak taaral seen gox ba neexal bi njiitu réew mi wax ni dina ko jox gox bi gën a set ci réew mi kenn bañ leen ci jiitu. jërëjëf loolee doon tàmbali ni ki tey jii ci suba fii ci Almadi ci wàllum cet gi ci la ñuy des ndax bokk na ci li gën a fex ci calte mi mooy li nga xam ne moo di mbuusu plastique yi daanaka gàllankoor gu mag la ñu am ci wér-gu-yaramu askan wi ba tax askan woowee jàpp ne état bi moo deful la mu war ndax loi ba mu fi tegoon ngir aaye ñuy defar mbuusu plastique yi bu ci tënku woon jafe-jafe yi yëpp du ca am ñu teewlu ca Aminata Ba. ci mbedd Ndakaaru yi fu nekk la ñuy gis ay mbuus li ñu bëri umpule mooy baaxul ci wérgu yaramu doomu aadama Sidiki Daaf ñu dajee ak moom ca Géejawaay. plastique moom du seey la preuve en est que xar bu lekkee ngooñ mu rees bu lekkee plastique mu ti ci biir noonu la ko xamee misaale plastique quoi pour moo la ko wax di kii quoi ni mu bone or musiba la à la fois pour élevage bi musiba la pour suuf si musiba la pour vraiment nit doomu aadama en tant que tel fa lay nekk saa yi nekk de deng saa yi nekk suuf si kooku si moom affaire doy waar la. askan wi ñu ngi mettitlu l'état bu Sénégal jëlul benn matuwaay ngir loi bi mu tëraloon ci tere jëfandikoo
jëfandikoo mbuus yi daal di wéy. ñoom ñoo commencé woon tere sachet yi xoolal Mauritanie toppandoo ko tey Mauritanie amatoo droit dugg bi ñu jox la benn sachet ci guddi gi borom bi dañoo ko njëkk a bañ soo jëlee ñëpp ñu jógee fi waat ne dañuy tere ay mbaalu caas yi Mauritanie Sénégal moo génne affaire bi de waaw Mauritanie toppandoo ko da ngay sax itam ñu appliqué bi def rigueur bi affaire bi buñ ko teree ñu bàyyi ko mais àll bi yëpp yàqoon na ay sachet boo demee sachet yi dafa yàqu. bon nguur gi ne woon nañ ko arrêté mais nag boo nee dara nañ ko arrêté day fekk ko boobu quoi en fait nga am d'abord ay moyens nga am d'abord quoi ay jumtuwaay yoo xam ne day tax ñëpp topp li nga wax mais nga am leneen lu ko remplacer. gouvernement bu Sénégal dafa war a sensibiliser askan wi ci gàllankoor yu mbuus yi mën a jural nit ñi. sama morom yi xamul ñu xamal leen sachet yi lan la ci alam bi bu ko defee nag ñu waxtaan borom bitig yi koy jaay ñun tam ñu commandé usine yi sachet kayit yooyu ñu jox ko bitig yi borom bitig tam man ko jaay ba bitig bu jaay dara di ko ëmb ci ay yére wala ay kay. ñeenti fan ci weeru mars 2015 état bu Sénégal daal di siiwal benn loi buy tere askan wi di jëfandikoo ay mbuus ci weeru janvier atub 2016 ci lañ ko daal di voté ci pencub ndaw réew mi waaye bi la loi amul mucc loolee waral suñuy interlocuteur di woo gouvernement bi mu gën a taxaw ci bile mbir ngir njëriñu askan wi ak alam gi. ngir ñu wattu askan wi ak li nga xam ne moo di alam gi loolu la ñuy daal di jaaree sax dem ci aéroport international Léopold Sédar Senghor fukki simili ak ñett moo fa toftalu ci midi. xibaaru biti réew yi ci la ñuy egsi dañuy am mbégte dalal ci studio bi ko Aminata Ba maa ngi lay nuyu. Papa Ma Jaxate Sarr maa ngi lay fay di nuyu tamit ñi ñuy teewlu ci 99.4 ak ci plateforme King FM yëpp. Mauritanie la ñuy tàmbalee xibaaru biti réew yi UPR di ab parti bu fa nekk nag jamono ji coow am na seen digg jëm ci ki jiite woon réew ma di Abdelaziz ma nga xam ne moo jiite woon réewu Mauritanie. comme ni nga ko waxee fële ca réew ba Mauritanie ñi nga xamante ne ñooy dimbali rek ki nekkoon seen njiitu réew du Mohamed Ould Abdelaziz ñoo doon amal niki démb benn daje ak taskatu xibaar yi fële ca Nouakchott di seen capitalu dëkk ngir rek daal di défendre rek ki jiite woon Union pour la République di UPR seen génn démb bi nag li ko waral rek mooy ginnaaw fukki fan commission bi géré UPR jamono ji doon a génne benn bataaxal ngir rek wane Abdel Aziz ñoom am lañ àndal ba jamono may wax ak yow nii moo tax nag ñu bëgg UPR nekk parti bu indépendant. ca Mauritanie bu ñu fa jógee dañuy dem ca réewum Cameroun foofee élection législative ya fa war a am ak municipal ya parti bi di Cameroun People's Party ne du ca bokk. ca réewum Cameroun beneen parti bu faree ca kujje gi ñoo ne rek duñu bokk ci élection yu ñu dëgmal ci juróom-ñeenti fan ci weeru février atub 2020 ginnaaw nag mouvement pour la renaissance Cameroun mi nga xamante ne Maurice Kamto moo ko daal di jiite Cameroun People's Party moom daal nee na du bokk ci élection yu ñu tabbee député yi ak tamit ñiy toog tamit ci boppu mairie yi bu ñu sukkandikoo ci Edith Ka wala mi nga xamante ne moo nekkoon seen candidat ci parti bile ci élection présidentielle yi ñu doon amal ci atub 2011 yi la élection moom daal xelam dalu ca ndax ñi nekk ci pouvoir bi ñoo ko nar a organiser. ca Grande-Bretagne la ñuy jeexalee ca capitale ba di Londres ab Samba Boy moo fa jël paak amal fa ab cong moom nag dugguleet ñu koy teg loxo ndax ci atum 2012 jotoon nañu ko teg bët. Samba Boy bi nag moo daal di faat ñaari doomu aadama démb ci aljuma bi yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci benn attaque terroriste moom nag mu ngi fàtte ni ak paaka fële ca Londres Bridge balaa rek waaye takkater yi di ko faat bu ñu sukkandikoo nag ci agence presse PA Samba Boy bi mu ngi wuyoo ci turu Ousmane Kane amoon na ñaar fukki at ak juróom-ñett ñu ngi ko daal di tëjoon ci atub 2012 fukk ak juróom-benni at yu mu waroon tëdd prison ndax dafa bokkoon rek ci benn groupe attentat boo xamante ni dañoo naroon taal bomb fële ca Londres ñu ngi ko daal di libéré ci atub 2018 Papa Ma Jaxate sax lii moo buur xibaaru bitim réew yi. cant ak ngërëm ñeel na la ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. adu tàggat yaram wàllum football la ñu koy tàmbalee ak challenge des champions final ba tey ci samedi gi lay am ca stade Alassane Djigo bu Pikine US Gorée ak jàmbaar bu Saly ñoo fas yéene jëflante ci final googee nga xam ne compétition bi mooy gulet nag ñu koy amal muy waajal li nga xam ne moom mooy saison football bi fii ci réewum Sénégal waaye laata jongante boobu Jaraaf bu Ndakaaru ak Tëngéej FC daanu jongante ci li nga xam ne moom mooy troisième place bi ci tournoi googee
googee nga xam ne tey ji lañu koy ndar kàpp. wàllum handball coupe du monde ñeel jigéen ñi tàmbali na gaynde Sénégal yi nag seen jongante gu njëkk dañu ca lajj tey ji ci samedi ci bëccëg gi la Monténégro moo leen daan 29-25 waaye nag daañu jéem a defar seen taxawaay ak seen toogaay ci compétition bi ak seen ñaareelu jongante ni ki ëllëg seen digg ak Roumanie lay doon fàttali ne compétition bi jamono yi ma ngay amee ci réewum Japon ñu wax ci wàllum lamb CNG nag saison bi ubbeeku dafa indi ay coppite yi jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ëttu tasukaay xabaar yi nanu koy wane ndax dootuñu may kenn lu mooy ki nga xam ne moom mooy partenaire promoteur bi mu wàcc ci li nga xam ne moom mooy langue gi wàcce fay caméra ak ñoomin seen loole nag yenn ci taskatu xibaar yi rafetlu wunu ko ñu teewlu ci Awa Seen. saison wu làmb ji ubbi na mbër yaa ngi woy ba tey di renouveler seen licence ca CNG L200 di kenn ci mbër yi. dama ñëw pour renouveler sama licence ci kër Mbaye Fall. mu am ay règlement yu bees jëm ci presse bi Thierno Ka di chargé de com bu CNG di ñu ko xamal. rajo yi ak site yeeg yooyu dañoo bëri. tout le monde ne peut pas être en bas. ñi filmer mënoon toog ci kaw parce que caméra loolu la mën ngaa xëcc kii ba mu nekk gros plan donc tu n'as pas besoin d'être en bas. te fi ñu jëm mooy boo amee benn wala ñaari télé yoo xam ne officiellement ñooy collaborer ak promoteur bi ci manifestation boobu ñoom rek ñooy wax. Malick Thiandoum ak Djibi Ngom alias Bour Guéwél di ay taskatu xibaar ci wàllu tàggat yaram ne loolu day gàllankoor seen liggéey. mesure boobu CNG jël nii bu làmb amatee ñi nga xam ne ñoom ñooy def direct bi rek ñoom ñooy nekk ci suuf muy télévision partenaire bi ñeneen ñi ci des ñëpp dañuy yéeg ci kaw. je pense que loolu du lu nga xam ne dafay doxal liggéey bi parce que ku nekk xam na ni télévision captation d'image la te pour nga mën a def captation d'image également il faut nga am mobilité te mobilité boobu li la koy may mooy nga nekk ci suuf mën a dem filmer li nga xam ne moom ngay soxla pour def sa émission moo xam tuusu mbër yi la moo xam dem ci cumukaay yi ak yu sew yi am ci géew beeg li ko wër. journaliste a le droit d'accès ci stade bu mu mën dem war ci événement bu mu mën a dem journaliste dafa am droit il a le droit à l'info. seen ndogal doon presse bi yëpp aju si kaw muy rajo télé site internet ba ci photographe ak caméraman yi muy doon loo xam ne neexul benn yoon journaliste ya ndax jàpp nañu ne liy neexal làmb ji nekkul benn yoon ca kaw waaye ma nga ci suuf. ngërëm ñeel na la ci reportage boobu nga ñu defal ci wàllum làmb ji ñu daal di jàll ci ñaareelu pàcc xibaar yi. xibaaru caada yu wér te wóor. xibaaru caada yi dañu koy tàmbalee ak benn ab reportage boo xam ne dañ ko jëmale ci wàllum vax muy xeetu tissu boo xam ne dafa bëri couleur loolu ba tax góor ñeeg jigéen ñu bëri ñu bàyyeekoo fii ci continent bu Afrique di ca gis seen bopp di ko jëfandikoo nag ci xeet yu ne moo xam yére la dàll wala sax saag ak caqaay boo tax Fatou Sow defal ñu ci ab reportage. vax doon tissu boo xam ni dafa rafet ba pare di fësal taaru Afrique rax ci dolli doon na tissu bu dul xeewi kon ni ñu ko Amina xamalee. vax moo nekk yëre yi nga xam ne c'est traditionnel bu ñu waxee vax dinañ xam ne c'est purement africain moom la ñuy faral di sol te day dem fépp waa vax moo nekk seul tissu boo xam ne mosul xeewi daanaka bi tissu yëpp bu nekk dafay ñëw nga jékk dootoo ko gisati mais vax bi mu xewee ba tey mën naa ne sax avant que ñun ñuy judd fi lañ fekk vax te ba mu xewee ba tey aussi mosul xeewi te mën na dem fépp aussi foo ko soxla mën nga ko faa sol. Alioune ñu fekk ko mu sol chemise vax boole ko ak pantalon jean mu mel ni ab modd ci xale yu góor yi. bu si suñu mbokku chrétiens yi sax gis nga leen ñoom seen cérémonie yëpp dañuy sol li nga xamante ni mooy vax yi benn rafet na te fii lañ koy liggéey ñaar mooy dafay joxe benn couleur boo xam ne benn aspect boo xamante ni dafa am solo ci wàllum aada war nañoo gën a xoolaat naka la ñu valoriser loolu nga xamante ni mooy vax yi ndax dafa doon loo xamante ni ñu ñoo ko mool suñu bokk jéegaanuñ ko comme ñeneen a ngi ñëw nag di ko sol ñoo xamante ni xamuñ ko kon nit ñu ko moom nañ si profité gën koo jox gëdd yaakaar naa loolu moo si gën a am solo li ci gën a neex mooy jigéen da koy sol mu rafet en même temps góor da koy sol mu gën a rafetati ndaxte boo seetee góor ñi dañ si def ay simis yoo xamante ni buñ ko solee macha allah. yaay Fatou lay wuyoo moom gis ni wax yi sax léegi yamatul ci sol waaye xeetu accessoire yu nekk lañ ciy defar. dañ ciy def ay lam di ci def ay takkaay def ci ay dàll def ci ay saak loolu day wane ne rek importance bi wax yi am surtout ci ñun africains yi. muy góor muy jigéen wax doon
doon na tissu bu àdduna bi yépp sopp donte africain yi lañ ko xamleel waaye nasaraan si bokk na ci li ñu taamoo sol bu ñu ñëwee fii ci Afrique. Fatou Sow jërëjëf ñu daal di jàll ci taxaw seetlu gi tey jëmale ko ci ab bërëb boo xam ne li ñuy dégg tur bi ba mu siiw loolu bari na mu di buntu Pikine bari na la foofee nag bërëb boo xam ne ab selebe yoon la ngir ñiy dugg Pikine wala ñiy dugg biir Ndakaaru wala ñiy dem yoonu Tëngéej bari na nag ay ndaw yoo xam ne ña nga fa di yëngatu daan seen doole am lu ñu dimbalee seen bopp donte ne léeg-léeg ñu fay jànkuwanteeg ay jafe-jafe Awa Sène. daanaka kenn mënul dugg Dakar te jaaroo buntu Pikine loolu far ko def taarix ci capitalu Sénégal bi di Dakar ñu nemmeeku fa ay bërëb yu bari yu nit ñi di daanee seen doole bu ci mel ni marché central au poisson garage boo maraîcher ak it pàkk Lambaay yeneen ñetti station service yooyu yëpp ñu ngi nekk ci buntu Pikine xar kanamu buntu Pikine doon lu ñenn ci population bi di déplorer ndax ndox ma fay génn jógee ci canal yi ànd ak xet bu bon boo xamante ne mën na indi ëllëg ay jàngoro li nga xamante ne ñoo fa dëkkee noonu it la bëri ay oto yu fay jaar di dem ak di dikk ca benn wet ba car rapide ya jëm yëmbal caaro yi ak biir Pikine fa la ñuy yebee ca beneen wet ga yebukaayu oto lañ ko def muy oto yu ndaw yi bus tata dem dikk Tinglong Njaga Njaay minicar ak bus yi dem ci région yi ñooñu ñëpp fa la ñuy déparé ngir mën a akki fa ñu jëm noonu la amee it ay jaaykat yu yére dàll ndékki añ reer forox caaya ak yeneen xeetu njaay yoo xamante ne rek dañ koy faral di gis ñu fay nemmeeku it ay coxeur ak it ay samba booy li ni mel moo waral jaar buntu Pikine bu 22h passé xel xalaatu ko yàlla bu mu fekk nag nga takk ay takkaay mu doon waa Pikine yépp di joytu te ba léegi saafara amagu ci monte de mairie bu ville de Pikine buntu Pikine la nekk waaye taxu ñu changer lenn ci buntu Pikine askan wi di ko joytu fu ne nan buntu Pikine dafa war a changer xar kanam ndax ca jamonoy Senghor ba léegi amul dara lu fa yees. am na solo Awa Sène taxaw seetlu googee ca buntu Pikine ñu jàll ci nataal li. Le portrait du jour. tey jii ñu leen di gën a xamle ak Rokhaya Niang nag ab actrice la bu siiw loolu ràññeeku fii ci réewum Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp bëri na ay film yoo xam ne ràññee nañ ko ci ba ci sax ay séries yu ci mel ne bu mu ñu ko mujjee gis mu di Pod et Marichou Maimouna Gningue moo ñuy gën a xamle ak moom. mu am taxawaay loolu ñuulaay bi di gën a dëggal africanitéem Rokhaya Niang actrice comédienne bu ràññeeku ci àdduna bi ndax liggéeyam li di cinéma nag mi ngi ko tàmbale ci atum 1999. bu may xool film action yi damay kontaan dama naan lii j'aimerais bien un jour ma def lu mel nii foog ma tourner tëb fii doo fii def fii donc xam nga di rêver loo xamante ne vraiment dama doon souhaiter un jour mu nekk far yàlla def nag mu nekk ci prix du pardon. waaw amoon benn problème nag ak suma famille je peux dire que ne sama famille nit la ñu nga xamante ne ils sont ouverts nit yoo xamante ne ils sont compréhensifs. boobaak léegi bëri na ay film yu mu joué lu ci mel ni prix du pardon bu Mansour Sora Wade Teranga Blues waaye bi ko gën a marqué mooy rôle bi mu joué ci film bu Moussa Sène Absa bi di Madame Brouette. mun naa ne bu gën a métti ci liggéey Madame Brouette la parce que boobu jigéen moo nekkoon ci kanam maa yoroon rôle principal donc maa ngi woon ci séquence yëpp dama doon tourner jour yëpp dimanche rek laa amoon par rapport à prix du pardon bi nga xamante ne góor moo doon premier rôle bi ma nekk ci ginnaaw yor premier rôle féminin bi boobu dinaa doon am yenn jour nga may reposer mais Madame Brouette je tournais tous les jours donc metti woon na trop aussi te loo xamante ne yaa ngi ñu nga jox presque 2 semaines avant. lu mooy film yu mu def Rokhaya Niang jot naa joué ci yeneeni série bi ci mujj di Pod et Marichou. njëkk naa def série au Cameroun am na tamit beneen série film d'action bu nga xamante ne Maroc laa ko doon defee Pod et Marichou comme li may wax rek bi ñu toogee sentir ne soxla nañ ma Ibrahima Mbaye woo ma Ibrahima Mbaye Thié donc biñ ma woowee ne ma rôle kii bi yow lañ ko bëgg confier mu doon aussi lu ma neex man scénario bi na ma doy rek bu ma scénario bi doyee contenu bi ma gis ne ko vraiment li neex na ma damay dugg ci biir. ñaar fukki at yi mu def ci 7e art ki mbokkam yi di woowee Daba jàpp ni lu positif rek la ci gis. permettre na ma tourner bu baax à l'extérieur enrichir na suma carnet d'adresse am naa ci ay raaya njukkeel yu bari yu ma ci njukkeel aussi ay hommage yu ma ci rendre te tey aujourd'hui là maa ngi dem di jàng mise en scène. Rokhaya Niang am na ay perspectives yu bëri yu muy waajal jamono ji lu ci mel ni nekk réalisatrice. Maimouna Gningue jërëjëf ñu daal di jàll ci gan gi.
Midi Culture ganu xibaar yi tey ab waykat la bu siiw di doom ci Perouza di Adiouza sekk na waxtaan ak Penda Badji. Adiouza maa ngi lay nuyu di la dalal tey ci Midi Culture fii ci King FM. kontaan naa trop. ani lu waraloon bi lépp soirée ñu gis ni nga way ci morceau yu bëri fàttali ko également y avait trop d'émotions. oui bii nag xam nga soirée bi en prélude la du Grand Théâtre moo taxoon ñu def ko pour remercier aussi les partenaires les fans looloo waral soirée bi. ci loolu ñu gis ni yaa ngi waaj a lancé benn morceau bu tudd Fancy yi mais avant loolu tout récemment nga def benn single bu tudd Bus bi mu neex ñu bëri est-ce que loolu mu ngi ci dikkaat un tout petit peu. benn son la woon bu ma sentiroon def qui parle d'un coup de foudre dans un bus d'ailleurs suba ñu ngi war a def balade bi loolu yëpp ci bus bi xam nga rek comme xale yi enjoy nañ ko bëgg nañ ko moo tax ñu ne Fancy yi foog ma rendre leen hommage parce que Adiouza day absenté léeg-léeg ci scène bi lu yàgg mais bu ñëwee rek gars yi accueillir ko ma bu baax donc moo tax ma def son bu bees bi war a génn Fancy yi super inchallah. ci loolu sax ñu gis ni wax nga ko léegi da ngay faral di absenté bu baax a baax ci scène musicale bi loolee lu ko waral. loolu lu ko waral voyage yu bëri rek moo tax xam nga rek dañuy voyage lu bëri dañuy liggéey lu bëri aussi moo tax. musique sénégalaise ak relève bi temps yi xale yi ñu ngi way di génne single bu baax a baax ban gis-gis nga ci am. xale yi quand même ñu ngi liggéey di leur souhaiter rek bonne chance parce que carrière yombul quand même def benn hit yomb na mais def ay hit pendant des années loolu yombul donc persévérance rek nag moo la koy jox pour rester ci scène bi figurer ci foog nga am persévérance bu bëri sax donc di leen conseiller rek ñu am persévérance. ñu gis ne également yow da ngay def spectacle booy produire sur scène da ngay faral di amal say répétition ngir gën a mën a nekk en forme tout le temps wala loolee lu ko waral. may sport nag damay traîner damay sport bu baax. si sa événement bi nga dëgmal Grand Théâtre lan lañ ci war a mën a xaar. maa ngi faral di wax dina am ay artistes internationaux yu bëri yu war a ñëw ci Sénégal tamit artistes yu bëri dinañ ñëw soutenir ma ci bés boobu parce que première fois la te 10 ans de carrière la aussi ça fait donc dinañ ñëw soutenir donc di leen wax rek ce sera un spectacle riche en son et lumière comme man dama gëm spectacle comme ni nga ko xamee chorégraphie donc dara du des duñu fàtte dara le 27 décembre je vous donne rendez-vous au Grand Théâtre inchallah bu ko kenn tardé teel a ñëw sañse yi teel a ñëw nag dama respecté heure teel a ñëw teel a toog ñu def spectacle buñ mësul gis. Adiouza ñu ngi lay remercier di fàttali ni tey yaa doonoon suñu gan ci Midi Culture. mu nekkoon gan gi Adiouza ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi mu sekkoon ak Penda Badji laata ñoo yëkkati jotaayu xibaar yi ñu jeexaleeg wàllum musique tey jii ñu indil leen waaye laata loolu dañuy jàll ci li nga xam ne moo gën a fës ci yëglekaay yi tey ñu ànd ci ak Serigne Saliou Seck. Guy Marius Sagna encore Guy Marius Sagna toujours Guy Marius Sagna daanaka yéen kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu wax ne exploit dëgg la def démb bi nu doon amal seen doxu ñaxtu ba li ko waral nag moo di Guy Marius Sagna fexe na ba yegg ca palais de la République ba jàpp ca giri kër Macky Sall ga ubbil l'Observateur journal Futurs Médias bi ne tey laa leen di nettali na film ba demee Guy Marius Sagna ak i ñooñam dañoo xaatim ab kayit préfet de Dakar ngir ñaan koo amal doxam ñaxtu ba mën a naqarlu courant bu cher bi te ñu bëgg koo yokku ca noonu la leen préfet bu Ndakaaru gàntalee Guy Marius Sagna joxe naataangoom dig daje place de la nation ngir amal fa seen doxu ñaxtu na leen ko constitution bi maye journal bi ne ca noonu la police yóbboo seeni cargo ak seeni lacrymogène boole ca geetaru toog place de la nation ngir di fa xaar Guy Marius Sagna ak i ñoñam waaye nag activiste bi dafa tegal 16 policiers yi place de la nation moom daal di dem jaare ji place de l'indépendance jaar ci digg tali bi sol piliweer bu ñuul kukku bu am mbaxana benn gendarme ya fa nekkoon mënuñu ko woon a téye l'Observateur ne nii la Guy Marius Sagna naxe takk deri ba ni mu langaamoo ca giri yu palais de la République Les Échos ne fii daal la bët yam Guy Marius Sagna def na ko ni mu ko waxee woon l'Observateur moom duppee ko exploit Le Quotidien ne Guy Marius Sagna bu weesoo exploit bi mu def da caa boole xotti tareet arrêté Ousmane Ngom bi doon tere ko manifester ca centre ville boole caat xotti tareet kayitu ko préfet bu Ndakaaru bi leen doon tere ñu manifester journal bi ne bu weesoo loolu te démb la ca gënoon a reetaan lu moo di ne takk der mer ba futu lan defoon jëmale ko ci kaw journaliste yi doon filmer te nag journaliste yi defu nu leen woon lu bëri waaye nag li metti woon takk der yi moo di ne li nu sàggan ba xool Guy Marius Sagna rëcc ba dem di langaamu ca
giri palais de la république journaliste yi di ko filmer boole ca di ko dugal ci l'internet bi lii moo metti woon takk der yi ndax nag gaañ xam na ni lii nii bu siiwee seenu ko lajjite rek lay wane enquête yéenekaay ne lajjite boobee nag moo mata samp laa ci ubbil yéenekaay bi journal bi ne ci biir journal bi Mignane Diouf mi jiite au forum social ne lii nag li muy wane moo di parti politique yi amatunu benn doole waaye société civile bi waxi noppi ndax nag ñoom ci boppam ñoo fi waroon a nekkal askan wi kon nag bu demee ba askan wi di wàccal seen bopp ci mbedd yi kon ñoom ci seen biir war na noo xam ne lajj nañu Elimane Ali Kane ne li ko waral nag moo di parti politique yu bëri seey nañu ci biir nguuru ko Macky Sall amit ci waa société civile bi ñoo ci xam ne ay koppar rek ak i financement moo leen yitteel yéenekaay bi ne lii nag moo waral kuréel yu ci mel ni aar li nu bokk daal di juddu te nag neexul ba neexul waaye Guy Marius Sagna moo yëngal gësam ndax nag mbiri citoyenneté mooy ki ci gën a fës pencum ndaw réew mi itam ayu bés bi fesoon na ba àgg ci lool ubbil Vox Populi journal bi ne démb rek tuuti Moustapha Cissé Lo ak Djibril War xeex fa ndax nag Cissé Lo dafa ni li Djibril War wax ne Moustapha Diakhaté dafa sàcc juróom-benn million ci xaalisu CFA ci assemblée nationale waru ko woon a wax Djibril War bi mu jëlee kàddu gi ne waxuma la sàcc national waaye sàcc international moo am ci pencum ndaw réew mi te nag Moustapha Cissé Lo sax ci la bokk journal bi ne loolee nag moo merloo ba futt El Pistolero ba tax bi nu génnee ci hall bi Cissé Lo Junior di doomu Moustapha Cissé Lo ne faaw mu defal bagage Djibril War maanaam faaw mu dóor ko ndax nag li mu wax baayam dara nekku ca dëgg Les Échos ne lii daal moo tax ñu ne député yi fare ci nguur gi jamono ji dafa mel ni li nu nekkee tayunu ko ministre yi fare ci nguur gi itam li nu nekkee dafa mel ni tayunu ko L'Observateur ne dëgg la ndax nag rapport 2017 ARMP bi bëri na ministre yuñ ca tuumaal ak léexoor ak jubadi ñu ci mel ni ministre Matar Ba mi yore wàllum tàggat yaram ministre Abdoulaye Bibi Baldé ministère de la santé ak ministère de l'éducation ñoom ñii ñëpp la ARMP épinglé général Mame Matar Gueye ak waa ONG Jamra Outali ngir boole ji fa waa Canal ndax nag nee nañu waa Canal dañoo bëgg a ubbil LGBT yi ab chaîne maanaam chaîne ngóor jigéen chaîne boo xam ne ku ko jàpp la nga cay gis na la ko yàlla nëbb maanaam ay góor yuy puudaru di marinière di koketu ak di pellal comme ni ko jigéen ñi di defee mu ngoog doy na waar Serigne Saliou foofu sax la ñuy daal di yam jeexalee ko ak wàllu musique ci li nga xam ne moom muy midi culture bi ak Rock Mbalax bu Demba Dia mi nga xam ne boobaak léegi bi mu génnee àdduna def na juróomi at ñu teewlu Rock Mbalax. mu nekkoon way woo xam ne ndem si yàlla Demba Dia mu nga ca àndoon ak Thione Ballago Seck mbokkeek xarit yi fii sax la ñuy daal di jaare yëkkati jotaayu xibaar yi jaajëfal leen yéen ñu doon teewlu jaajëfal leen jàpp ci xibaar yi ba mu daal di yemb Serigne Saliou Seck mi jàpp ci li nga xam ne moom mooy réalisation bi Dominique Diouf ci xarale gi Adja Gueye moo féetee ci digital bi jaajëfal ñëpp ñu jàpp ci xibaar yi ba mu daal di yemb di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen